أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها الحاضرين نسلمكم جميعا بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسلم ونزور الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أعني السيد محمد مصطفى سي ابن الشيخ سي أحمد تيجان سي المكتوم الكريم ابن السيد الخليفة أبي بكر سي ابن الشيخ الحاج مالك كما قاله عبد الرحمن ابن خلدون. الكريم أعني يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم سيدي إبراهيم. ñu ngi di ziar itam Seydi Maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine di nuyu di ziar itam di jox seen wàccuwaay waa commission scientifique bi tàmmalee ko ci Seydi Maam Cheikh Sarr di nuyu modérateur bi nekk Massila Mbaye di nuyu itam suñu mbokku panélistes yi tàmmale ko suñu bàyyi suñu sëriñ Abdourahman Kunta ak Seydi Jabel Abdou Faté Cissé. am nañ mbégte trop toog ci jataay bi di waxtaanee thème bi ñu libellé problématique de l'unité des musulmans du conflit doctrinal à l'adversité politique, quelle approche fédératrice. damay rejoindre suñu bàyyi suñu sëriñ suñu Abdourahman li mu wax thème bi du thème conférence su journée parce que thème la boo xam ni am na 4 sous-thématiques bi ci njëkk il y a le concept de communauté islamique wala al ummatul islamiyya mën nañ waxtaane benn sous-thème bu nekk conflit doctrinaux en islam beneen bi mu nekk évolution des adversités politiques dans la umma islamique loolu déjà thème la waxtaane lu jëm ci approche fédératrice des pays musulmans dans un monde en recomposition thème la ce qui veut dire que dañu jox thème boo xam ni am na 4 sous-thèmes universitaire nag boo ko joxee thème bu doy nii jox ko 25 minutes ak ni ñu baree wax dina xaw a jafe. Première journée bi capitaine doon wax wax ci li communauté islamique ak communauté musulmane man nag première sous-thème bi mu nekk communauté islamique man ci baatu communauté lay taxaw parce que damay taxaw ma ni est-ce que al ummatul islamiyya concept boo xam ni passé la parce que est-ce que tey mën nañ wax al ummatul islamiyya est-ce que nekkul une communauté virtuelle boo xam ne ci téere yi kase la nekk est-ce que nekk na une communauté réelle est-ce que sax mën nañ wax communauté est-ce que nekkul société. lu tax ma wax loolu dafa am benn penseur allemand bu siiw bu ñuy tuddee Ferdinand Toni dafa def différence entre ñaari concept benn bi mu nekk le concept de communauté mu nekk Gemeinschaft ak beneen concept bu ñuy tuddee société mu nekk Gesellschaft. communauté ak société dafa am différence parce que ku ci nekk da nga am benn volonté mooy l'ensemble des mécanismes qui motivent et orientent la conduite des hommes les uns à l'endroit des autres daanaka mooy nekk al muamalat. donc nag boo xoolee ay parents famille am nañ muamalat buy am waaye nag boo demee ci mbedd bi ki ngay dajal tamit am na jëflante booy am parce que am na une certaine distanciation sociale bu am seen diggante. Ferdinand Toni nee na société la société est caractérisée par des relations obéissant à la volonté réfléchie rationnelle calculatrice intellectuelle et abstraite. société de looy def rek genre ndawtal la jox naa la 5000 maa ngi xaar 10 000 kon amul dara lu ñuy def ngir yàlla lu may def am na lu may xaar
waaye nag bu dee communauté, la communauté s'enracine dans la volonté organique, affective et concrète, une volonté inspirée par les passions et les sentiments. Donc la société repose sur des relations contractuelles dont le modèle est la société commerciale. Elle se tient dans des rapports de compétition, de concurrence, d'indifférence. La solidité entre les membres est fictive. Or, la solidité entre les membres d'une communauté, elle est réelle. Sénégal, man mii bu ma dëkkoon Tivaouane ñu ni ma am na sa mbokk bu wàññiku même bu ma doon liggéey journée boobu di ma liggéey di ma wàññi sama lépp dina bàyyi sama lépp parce que famille communauté la mais nag Dakar gee chaque jour ambulance romb la chaque jour néew romb la am na ñoo xam ni sax bu ñu yoraan cigarette duñ arrêté seen cigarette parce que amul rapport de communauté rapport de société la am seen diggante. loolu moo tax man actuellement may laaj est-ce que mën nañ wax ummatul islamiya est-ce que mën nañ wax communauté islamique est-ce que communauté islamique mën nañ ko tuddee comme étant une réalité. parce que boo xoolee entre li am ci diggante Maroc ak Algérie yaakaaruma ni adversité la mën naa wax ni sax animosité la. boo xoolee li nekk ci diggante Arabie Saoudi ak Iran daanaka animosité la. am na pays yoo xam ni sax dem na ba seen rapport diplomatique sax arrêté nañ ko boo moytul sa ambassade amatum fa ñaar ñooñu de kan yéen kon daanaka yéenantewul jàmm. est-ce que mën nañ wax communauté seen diggante. maa ngi dégg semaine passée dafa mel ni sax entre Tchad ak Libye yaakaar naa seen rapport relation diplomatique arrêté nañ ko. boo xoolee entre Qatar Arabie Saoudite pendant combien d'années relation diplomatique yëpp arrêté woon na. waaw te bu dee ñun Makka moo nga Arabie Saoudite Madina moo nga Arabie Saoudite ña nga xamante ni ñoo waroon a nekk nday Cheikh yaatal bot ñëpp ñoo am bib rapport kon naka la ñuy waxee communauté islamique. mais nag question bu may poser la mais nag boo xalaatee ba xalaat avec un peu de recul boo moytul da nga taxaw ni communauté islamique actuellement boo moytul ci téere yi la nekk mais nekkul une sorte de réalité. or auparavant li amoon mooy Abdurrahman ibnu Khaldun wax na ko dafa amoon ci arab li ñuy tuddee al asabiya. arab yi mooy esprit de corps arab dafa gëm tribu arab dafa gëm clan arab dafa gëm deretam loolu moo amoon. moo tax warawa Tirmidi an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha qad adhaba ankum abiyata aljahiliyati wa faqraha bil abai innama huwa muminun taqiyun aw fajirun shaqiyun annaasu banu adam wa adama xalaqa min turabin wala fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa. donc lii lañu Seydina Muhammad innil mais avant mu ñëw lii moo amoon asabiya moo amoon clan moo amoon deret moo amoon. moo tax booy xool pays arabes yi ñu ci bari daanaka état amuñu ko woon parce que ku ci nekk chacun s'identifiait à son clan chacun s'identifiait à sa tribu mais nag du caagan état lañ doon. ils étaient non pas sédentaires mais ils étaient nomades. mais nag yàlla bi mu leen bëggee baaxee noo Xaldun wax na ko nee na asabiya moo amoon mais nag asabiya bi Seydina Muhammad ñëwee mu dolli ci leneen mu nekk nag ñu jëlee fa asabiya nekk ad diin dem ba du ma identifié wu ci communauté de sang mais ne communauté religieuse la am. te Ibnu Khaldun mu ni asabiya c'est le ciment de l'unité chez les arabes mais nag la religion agit comme un catalyseur qui démultiplie la force de la asabiya. moo tax arab yi bin boolee asabiya bi dem ba bàyyi ko jàpp ci diine bi moo tax la ñu mën a dominer dem ba laal Chine dem ba laal Europe dem ba ñëw Afrique dem ba ñëw bii Sénégal or ñëpp xam nañ diine islam juddewul Sénégal. moo tax yàlla ñu wax ko ci alquran uzkuru nicmatallahi alaykum iz kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi nicmati ixwana. kon nañuy fàttaliku yàlla nañuy sant yàlla parce que dañu ay clan yi ay noon lan woon il se faisait la guerre yàlla indil leen diine ñu dem ba bàyyi guerre yooyu noonu def diine mu nekk pratiquement seen dénominateur commun. moo tax li tax ma ni esprit de corps bi day baax luy boole jullit bi day baax esprit communautaire bi day baax parce que dafa am lu muy jur li muy jur toujours Seydina Muhammad wax nañu ko moom moo ne mathalul muminuna fi tawaadihim wa taraxumihim wa taatufihim
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى loolu mooy communauté lu laal kenn laal ka ca des lu metti kenn metti ka ca des lu ñuy yëkkati ñoo koy yëkkateenoo waaye itam lu ñuy teg ñoo koy teganoo te amoon na fi ummatul islaami am na ay exemple yu concret am na biir Médina benn bi Seydina Muhammad ñëwee sunu bàyyi Sëñ Abdourahman wax na ko ay clan moo fa nekkoon Xasraj moo fa nekkoon Seydina Muhammad jëlee fa lépp def li ñuy tuddee déjà waa Médine muy ñoom dalal nañ al ansaar dalal nañ muhaajir ku amoon ñaari kër génn sa benn kër jox ko ka ca des ku amoon ñaari soxna bàyyi sa benn soxna ka ca des koo xamante ni amoon nga magasin bu mag nga jël ci dara jox ci ka ca des c'est ça la fraternité loolu mooy jur fraternité te fraternité ci umma lay am fraternité ci communauté lay am te muy al muaxat itamit muy jumelage Seydina Muhammad defoon na ko bayna al ansaari wal muhajirin ci biir Médina kon nag c'est bel et bien possible de réaliser ce que l'on appelle la communauté te mën nañ ko def parce que amoon na fi dafa am lu fi jaar ba loolu juge fi waaye ku xamul fa nga jëm da ngay dellu ci fa nga juge te nag boo xoolee booloo jullit ñi dafa am ay résultats buñ ko defee parce que tamit bu nekkee umma bu nekkee communauté dina jur li ñu naan fraternité muy at-taaxi dañuy nekk ay mbokk dañuy dem ba naan frère musulman la ñuy wax buñ ko defee day jur solidarité li ñu xamul mooy nit du dimbali ku mu xamul du dimbali ku mu yërëmul yàlla wax nag yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu da ngay xamanteeg nit mën ko yërëm da ngay yërëm nit mën ko dimbali kon dafa am des rapports de causalité entre ces concepts chaque jour ñu gis ku nekk ci tiis duñu ko faale waaye ku ci say mbokk nekk ci tiis koo xam bu nekkee ci tiis nga yërëm ko boo ko yëree dimbali ko donc dafa am des rapports de causalité entre ces concepts bu nekkee benn tamit day jur loolu ak daroras jaamu yàlla la te aussi loolu tamit respect de la prescription divine yàlla moo ñu sant ñu nekk benn yàlla moo ñu sant ñu dimbalante wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan te nag boo xoolee njariñu communauté ni mu amee mais noonu ak tafarruq division boobu noonu adversité animosité mais noonu la amee ay inconvénients lu muy jur adversité boobu animosité ak tafarruq day jur sectarisme ñaata secte moo am ci biir l'islam am na ñu ko amoon yàlla critiqué na leen laysat alyahudu ala cheyin wa qalat alyahudu laysat alnasara ala cheyin wa qalat alyahudu laysat alnasara ala cheyin wa hum yatluuna alkitab kadalika qaala alladina la yaalamu mithla qawlihim kon loolu moo am solo ku ci nekk na xool ay défaut mu xool nu mu koy corriger et non pas muy critiquer ki ci des au-delà du sectarisme day jur ay tension parce que bu amee fii secte fii bu am secte boo moytul les sectes vont se faire la guerre bu nu amee division dana jur affaiblissement mooy yoñ jox mooy néew doole bu yàggee tamit dana jur humiliation xoolal nu États-Unis di def est-ce que danañ am bis boo xamante ni Palestine du am ay pas kenn ay ñu fay dee jullit ñi di ko xool te mënuñu ci dara parce que Israël nag yatam la yor ku ci wax mu duma la bu Syrie waxee mu duma Syrie bu Iran boo moytuwul sax ñi ngi naan semaine bi nañ ko attaqué duñ ko attaqué ku wax ñu duma la kon bu yàggee dañuy humilier les pays musulmans lu ko jur mooy division rek lu ko jur mooy adversité lu ko jur mooy animosité lu ko ji li conséquence bi tey mooy nuisance mooy dañuy yàqulante moo tax yàlla ñu ci yaakaar naa si suuratu Anfal am na fu mu naan wala tanaaza'u waaw fa tafshalu wa tadhhaba riihukum wala tanaaza'u bu leen tiiraay ma bu leen xëccoo boo leen ko def fa tafshalu di ngeen yoon jox di ngeen néew doole fa tadhhaba mu dem riihukum seen am
seen force xoolal force musulmane bu demoon ba Andalousie ba Espagne ba Séville ba Cordoue nekk la capitale islamique léegi boo demee Espagne pratiquement on ne voit plus la trace de l'islam lu ko fi jar fi nga xamante nekk nga fi 800 ans 8 siècles nga nekk fa nga dem ba amatul trace même de l'islam là-bas c'est de l'humiliation te lépp lu ko jur mooy at-tafarruq lépp lu fa jur mooy animosité bi am seen diggante kon nag dañu gis ni concept unité c'est une notion noble et sublime dont le rôle remarquable dans le progrès et l'évaluation de l'humanité et l'histoire de la civilisation humaine est indéniable. Par contre, les concepts de division et de dispersion sont des notions maudites qui sous-tendent toujours les ténèbres et la destruction de toutes sortes d'unité et de cohérence. loolu moo tax ñu bañ a bàyyi at-tafarruq parce que amul lu njariñ. Donc c'est la raison pour laquelle l'unité des musulmans est plus qu'une nécessité. Deuxième concept bi ma waxoon wala deuxième sous-thème bi mooy nekk les conflits doctrinaux en islam parce que booy xool ci thème bi ni ñu ko libalee nekk na ci ñu bari dañu gëm ni mazahib yi moo jur wuute bi mais man dama naan au contraire recherche la suñu bàyyi suñu Abdourahman wax na ko al iqtidaa fi ummati rahmatun suma juumul xadis la suñu maam Cheikhul Hajji Malik ci am na téeram risalatun latif dem na ba naan wa rahmatullahi saarat fitnatan azamat ka annahu tamma jahran amru da diini parce que lu tax suñu mbokk bi tamit waxaat na ko ñëkk na ko wax parce que fanatisme da ci am man rek maa nekk ci dëgg keneen nekkul ci dëgg ka nekk ci dëgg ëllëg lañ koy xam kay dem àjjana ëllëg lañ koy am man de à ma connaissance ku dem àjjana ku dem àllaaxira ñëwaat ba ñu koy nettali yaakaar na ni gisaguma ko mën na am mu am te nag affaire bi nag moom les faits observables mooy ki dem ba ñëw ni man ci àllaaxira laa jóge lii laa fa gis nettali ko lu fi am dañu ay théorie rek la kon nag kay dem àjjana ak demul àjjana yaakaar rek a fi am waaye ëllëg lañ koy xami kon nan tey ci loolu moo tax man dama jàpp ni conflit doctrinaux yi ñu foog ni wala madahibu arbaa yi wala mën na sax mu ëpp ko yi ñu foog ni moo jur tafarrox bi man dama jàpp ni nekkul parce que boo xoolee madahib yi c'est très bien localisé bi ci jiitu mooy Abu Hanifa xanafiye fu mu nekk xanafiye moo nga Turquie xanafiye moo nga Asie xanafiye moo nga Inde xanafiye moo nga Pakistan xanafiye moo nga Afghanistan xanafiye moo nga ex-URSS xanafiye néew na nga gis xanafiye fii ci Sénégal beneen madhab bi mooy imam Malik mi ngi fan wala malikiya mi ngi fan moo nga Maroc ñun Maroc la jóge ñëw Sénégal moo nga Mauritanie moo nga Algérie moo nga Mauritanie moo nga ainsi de suite donc ak Afrique du Nord beneen madhab mu nekk Shafii fa mu gën a wasaaroo mooy Égypte mooy Indonésie mooy Malaisie mooy Yémen te li ñu xamul mooy Shafii imam Malik moo ko jàngal imam Malik faatu moo fa jëlee imam Shafii kon ñaar ñi laysa baynahuma xilla non amul seen diggante animosité amul seen diggante kon lu fi jar yenn wax yi Cheikhul Hajji Malik ci biir Kifaaya am na sax ay conseils yu muy cité yoo xamante ni imam Malik moo ko joxoon imam Shafii bokk na ci conseil la taskuni riifa fa yadhabu ilmuka bul dëkk ci campagne day néewal xam-xam waltakum baynakum wa bayna annaasi am na ñeenti conseil yu mu ko jox waa del wut métier bul wéeru ci nit ñi ak bul dëkk ci campagne aussi booy seeti kilifa fexeel ba entre moom ak yow na am place parce que bu dee moo toog ci benn chaise ma toog chaise bi mu tànn kilifa mën na ñëw ñu yëkkati ma boo moytu mu toroxal ma donc nag mooy loolu day wane cofeel bi imam Shafii amoon ci imam Malik nga jël Ibnu Hanbal Shafii moo ko jàngal mu gëm Shafii bëgg Shafii sama sëriñ Abdul Aziz Ba yaakaar naa la am na lu ma doon nettali nee na imam Malik dafa astafurlah imam Shafii dafa seet si woon Shafii bi mu ko seet see guddi gi fekk nag doomam dafa am doom bu jigéen bu Ahmed ibn Hanbal amoon chaque jour muy wax lu rafet
daanaka daf fa imam Hanbal tegoon Shaafi moo kawe chaque jour mu naan ko Shaafi seet si ko bi mu ko seetsee guddi gi nii dinaa xool laka la Shaafi nekkee guddi gi mu gis ni bi mu jullee gee ñaari rakk la julli safa 8 heures tëdd te dafa tëdd ba fajar ba mu demee soxna doom ji dem ci papa ni ko waaye yow daal yaa ngi naa ma Shaafi mais lakati kii du dara ngeen baal ma ci kàddu gi moom de ba mu jullee au lieu muy naafila ci nelaw la doon def ba mu ñëwee ci ba Hanifa imam Shaafi ñëwee avant muy wax dara imam Shaafi ni ko de guddi gi de maa ngi doon tadabbur ci alxuraan di xalaat masala yi ma génne benn aaya rek daanaka génne naa ci bi ay 1000 masala te loolu moo gën fuuf benn masala boo ci génnee moo gën naafila junniy rakk donc nag muy doon wax doom ji ni ko yaa ngi ko doon jugé lakkati kii lii la fa nekkoon parce que il était fécond imam Shaafi dafa mënoon mokkal te aussi boo xoolee ilmul usul sax moom moo ko créé kon pour wax la entre mag ñi entre borom mazahib bi lii bii diggante moo amoon seen diggante te même booy xoolee imam Malik Muwatta bi nga xamante ni moo ko bind bu dee ñun yàkkam ci nan gaaw bind téere waneel fu mu doon Muwatta moom bindalu ko boppam amirul muminin Mansour moo ko sant mu bind ko kon du jaagan di wane dama am xam-xam wala dara bi mu paree Haarun Rashid sa mbokk bi wax na ko doon sàkku Muwatta ñu def ko mu nekk téere bi nga xam ne moom la ñëpp di sukkandikoo mu ni déedéet mënul nekk man li ma gën a basé wu may amalu ahlil madina ñi desoon saxaaba yi desoon Madina 12000 lan or saxaaba yi Seydina Muhammad 120 000 lan ana la ca des mu ni kon ñanka te ñi ci mag ñi gën a mag sax ñoom dañu dem faneen mu ni bu dee nag dañu teg Muwatta rek bëgg ko appliquer mooy yeneen magu saxaaba yi li ñu jàngale anam kon nag comme que al ixtilaaf rahma nan bàyyi ixtilaaf bi am kon pour lu wax ni man dama gëm ni conflit doctrinal yi ñu foog ni ci mazahib la am amul ci mazahib bi mi ngi am ci aqaid ni ko ci comme suñu bàyyi Abdurahman am mu nekk ci chia yi mu nekk ci xawaarij yi mu nekk ci maturidiyuun yi mu nekk ci muqtadiliyuun mu nekk ci al ashariyuun mu nekk ci an nahda muy réformiste yu ñu am ci conflit doctrinal yi la am et non pas ci mazahib yi loolu mooy tax moo may permettre ma dugg ci troisième kii bi sous-thème bi mu nekk évolution des adversités politiques dans la umma islamique parce que li ñuy war a xam mooy al fitnatul kubra amul ci l'assassinat de Hussein am na depuis l'assassinat de Ousmane problème bu musulman yi am ba tey la cause principale c'est qatlu Ousmane te foofu wax ji Muawiya mën nañ ko wax lu nekk mais am na dëgg mën nañ wax Aliyun lu nekk Aliyun am na dëgg parce que alquran mu ni laa taqtulu nafs allati harrama allahu illa bilhaq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fi lqatli innahu kana mansura kan mooy waliyu bani umayya Ousmane la après Ousmane kan la Muawiya la rey nan Ousmane alquran ni nu mu tudd sax alquran ni deretam mën nañ ko laaj kii nag comme que moom mooy patron moom mooy kilifa banu Muawiya comme que mooy kilifa banu Umayya mu ni balaa ñuy def dara ñi rey Ousmane xam na leen nan fayu ba pare Aliyun tamit am na dëgg baayaa farata la mu ni balaa ñuy def nan jaayante ba pare ñu nekk benn après ñu vengé wu kii campé ci position parce que lu manti waa Aliyun ci boppam moo wax ni inna Ousmane qutilahu mazluman shahidan Aliyun sax loolu la gëm kon ku ci nekk am nga dëgg seulement Baye Abdourahmane wax na ko ku ci nekk am na ñuy ruube ku ci nekk am nga ay intérêt yooyu leen jëpp ruube ba fitna yi am
maarikatu Siffin ñëw maarikatu Jamal am ba daanaka mag ñépp faatu kon la principale cause est d'ordre politique et non pas d'ordre religieux parce que loolu noonu bu ma nee politique là c'est l'art de gérer la cité politique boobu moo jur lii politique bi moo ko jur et non pas li mazahib yi au contraire recherche la mais mazahib yi nekkul woon fitna kon moo tax li ñu war a xoolaat mooy rapport politique bi leen war a xoolaat te aussi tamit dina ma permettre en 3 minutes ma terminer avec l'approche fédéraliste des pays musulmans dans un monde en recomposition parce que nag wax ji mooy le monde est dans une recomposition actuellement il y a une remise en cause du système ONU surtout par les États-Unis tey jii nii États-Unis génn na ci organisation mondiale pour la santé tey jii nii États-Unis génn na ci UNESCO tey jii nii États-Unis daanaka respect de la souveraineté internationale respecté tu ko États-Unis dem na ci benn pays Venezuela jël président am jàpp ko yóbbu ko dem tëji ko kaso tey jii nii États-Unis ak Iran ñaata kilomètres la nekk États-Unis ay armée yépp yóbbu na ko ci côté Iran pour jéem a attaquer Iran kon mooy dafa wóolu dooleem léegi nii par exemple Syrie man jàpp naa ni tôt ou tard nan ko xaaj parce que Kurdes yi tôt ou tard nañ leen wutal pays moo xam Syrie la ñuy xaaj moo xam Irak la ñuy xaaj moo xam Turquie la ñuy xaaj lu tax parce que yàpp leen moo tax parce que dañu bokkunu parce que dañu néew doole parce que àndunu tey jii nii Trump mi ngi jéem a créer conseil de la paix pour lan concurrence wala jéem dissoudre ONU léegi nii ñu ngi wax l'émergence de la Chine léegi ñu ngi wax la renaissance de la Russie léegi ñu ngi wax la disloquence de l'Occident léegi il y a une menace même contre l'Iran il y a même une possibilité de disloquer l'Irak et la Syrie loolu nag fa laay jeexale en 2 minutes communauté musulmane lu mu war a def foofu parce que foofu lañ ñuy xaaree man gis naa ni am na 14 points yoo xamante ni mën na nekk tentative de solution bi ci jiitu mooy transcender les contentieux historiques la woon ni na rayante yu njëkk yi woon na passé yi woon na entre Angleterre et ak France am na la guerre de 100 ans ñuy xeex 100 ans xeex ba yàgg na xoolal léegi est-ce que loolu amati na entre Allemagne ak France wala le reste de l'Europe am na guerre mondiale deuxième guerre mondiale fàtte nañ loolu fi mu ne nii ñu ngi wax Union européenne dem nañ ba 28 pays ñu ànd nekk benn te ñu def première def deuxième guerre mondiale ñoo xamante ne pendant plus de 1000 ans ñi ngi xeex kon nag il est temps ñu fàtte woon la woon démb xool dans la perspective def focus sur l'avenir beneen deuxième bi mooy le respect mutuel entre les pays musulmans xastante yi nañ ko bàyyi Arabie saoudite taxaw naan chia yi nekkuñu jullit mais actuellement Iran kan moo ko mën a génnee dans la communauté wala la société islamique di leen ŋàññ Iran tamit bëgg a ŋàññ saxaaba yi te yàlla waxal nañu ko boppam wala tasubbu allazina yad'una min duni illahi fa yusubbu allaha adwan bi ghayri ilmin ñi nekkul julli sax bu leen ŋàññi parce que koo xas mu xas la te xastante baaxul ñetteel bi mooy nag la bienséance nit boo ko bëggee olof nee na koo teral yaa ko tëral nañuy teralante nañuy yëgante mën na am Arabie Saoudite mën na am Qatar mën na am moo ëpp ay moyens pourquoi pas ñuy jàppale Mali pourquoi pas ñuy jàppale les pays yi nga xamante ne ils sont les moins avancés parce que force njekk am suñu diggante te alxuraan wax na ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa jaadilhum billati hi ahsan nañuy rafetal mooy di am solo. 4e point bi mooy le renforcement de la coopération entre les pays musulmans nañ koy renforcer te alquran la wa taawanu ala birri wa taqwa nañuy dimbalante parce que nag sur le plan économique il y a des disparités. juróomeel bi mooy développer le marché commun Union européenne ni ñu defee parce que marché la commencé depuis les années 1950 ñun tamit les pays islamiques nañuy développer le marché commun parce que nag li naan dellu ci alxuraan communauté mu jekk mu ni cupp devrait non day am processus. juróom-benneel bi mooy favoriser la migration des personnes boo amee marché commun ñu fexe nag ba léegi kuy jugee France dem Suisse doo gis sax barrière doo gis sax frontière bi wala ngay dem Italie noonu ngay duggee bi Italie doo yëg ni sax yaa nga Italie. juróom-ñaareel bi mooy redynamiser la civilisation islamique
parce que am na xayta am na culture islamique force ñu redynamiser ko. Septième bi mooy élaborer des manuels scolaires et des programmes éducatifs sur des bases islamiques ni ko tubaab yi di defee ku bëgg homosexuel wala dara ngay élaborer des programmes ñun il est temps bu dee dañu bëgg wesaare l'islam mu dëgër ñuy élaborer des programmes qui sont tirés du Coran, qui sont tirés de la Sunna, qui sont tirés de ijma, qui sont tirés de qiyas, ainsi de suite, ainsi de suite. Neuvième bi mooy création d'une armée fédérale parce que nag wax ji actuellement ku bëgg défendre sa bopp fas nga am doole am armée bu dëgër. États-Unis li tax muy not ku ko neex duma ku ko neex dafa am armée bu dëgër. Fukkeel bi mooy promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche dans les pays arabes. Actuellement Chine bi waaj a dominer àdduna bi parce que sur le plan éducatif l'enseignement supérieur moo ak recherche moo nekk ci kanam. Avant moom États-Unis la woon, avant moom Angleterre la woon, avant moom France la woon, avant moom Espagne la woon, avant moom Portugal la woon, avant moom Turquie la woon, avant Turquie Irak la woon. Donc nag ku bëgg a not adduna bi da ngay not xam-xam te ci dëgg-dëgg boo doon def le classement des universités de référence daanaka doo ci citer les pays arabes. beneen bi ci des mooy réorientation de la banque islamique de développement vers la coopération et l'assistance des pays les moins avancés. Force banque islamique parce que xaalis nga fa kon nag nan baxe parce que nit ki lu ko amal njariñ mën na ci taxaw bu ma demee ba communauté islamique mën na ma ci amal njariñ mën naa ko gën a joxaat njariñ. Beneen bi mooy renforcer l'académie internationale du fiqh islamique bi mujj nag mooy développer la technologie mooy tax nga am arme nucléaire mooy tax nga am kenn du la mënal dara kenn du la mën a not yii de ay piste de solution la yaakaar naa buñ ci demee mën nañ dem ba dëgër parce que na wax ji mooy ku dëgër di nga mën a taxaw mais ku dëgëru ñu taxaw faat la wala ñu néewal la doole ngeen baal ma ci guddal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah macha allah am na solo lool yàlla yokk xam-xam bi sans plus tarder dañuy dem ci